internet yi Sunugal 24 mbégte la ñuy am ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolute gi ci biir émission yi nga xam ne nag moom la ñuy amal ci Sunugal 24 à chaque fois dañuy xool ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañu moo xam ngay ndaw wala mag sénégalais yi du la suivre ci métier bi nga xam ne moom ngay def tey dañu dalal koo xam ne ndaw la waaye ku ñëpp ràññee la ci Sénégal mën naa ni sax àdduna wërngal këpp à travers li nga xam ne moom lay yëngu ci ni ñu ko xàmmee mu di Malcom nekk acteur cinéma dañ koy bàyyeek ami internet ci Sunugal 24 ñu nuyoonte bu ko defee rek lépp ñu waxtaanee ko frère maa ngi lay fay Eva sama xarit bu baax bi. macha allah di la nuyuwaat beneen yoon et puis itam di nuyu xarit yi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers Sunugal 24 nga xam ne suñu gaal gi moo wax dëgg yàlla lu ne xaj na ci. macha allah lu ne ku nekk ngi ci donc lépp ñëpp la. waaw surtout nag tur bi nga xam ne voilà di remercier aussi itam le grand caméraman. di tamit di nuyu Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi toog. jël seen téléphone taal ko préparé wu pour am lu ñu dégg yàlla na nekk njëriñ. macha allah njëriñ lay nekk parce que bu ñu nee Malcom rek des fois dañu naan que kàddoom dafa mag sax jëmmam maanaam bu waxee rek nit ñi dañuy am fu ñu koy classé déjà ci xam nga nit mën na wax li ñuy wax mbuusum xale muñ sol yàpp mag mën na wax te du am njëriñ li ñuy wax rek à chaque fois nit mën nga koy gis naw ko mais des fois nga dajeek moom su waxee nga xeeb ko yow say wax macha allah dañ koy béggee njëriñ lay doon mais parle-nous un peu plus de toi pour qu'on puisse te connaître davantage Malcom. Ça va être très difficile quand même de parler de moi-même parce que le savon c'est la foi lui-même. Mais tout ce qu'on peut dire est que je suis un passionné de la comédie, de l'acting. Mais ce qui est sûr est que je suis ou bien je veux devenir un disciple de Cheikh Ibrahima Niass. Macha allah wax bu gàtt te am njëriñ moo gën lu gudd te amul njëriñ. comme niñ la xamee rek yow moom. yaa ngi nii rek macha allah noonu la demee donc nga nekk acteur boo xamante ne ni mën naa ne que ñu bari ci Marodi lañ la commencé ràññee peut-être mën nga am yenn yoo joué avant Marodi mais Marodi lañ la gën a ràññee ci maîtresse d'un homme marié ci Golden ci les 4 fantastiques ak li ngeen di waaj a génne xam naa dina ñëw du yàgg dara mu di un homme une femme donc say début carrière Marodi ndaka la demee naka nga def ba intégré biir Marodi. Oui, vous avez parlé d'intégration et de début. Je pense que moi, je n'ai pas débuté à Marodi. Samay commencement, samay début, rajo la commencé doon fanaan ci tapis bi di nuyuwaale waa Top FM yëpp. fa laa commencé rajo laa commencé mu metti woon trop donc dama jaar ci voix ba pare. avant may ñëw ci télé. def benn film gars yi defal ma casting benn film bu tudd Laara bi Raaraan pour waroon dem États-Unis et tout. ñu pare tamit ma joué tekki fi ak waa Union européenne. ak Sakhoye Mangane bi ma joué Sakhoye Mangane moo waroon dem Canal Plus ak Netflix hop ci la atterrir biir Marodi donc dañu prouver def li ñuy def ba pare ñu doog ñëwoo Marodi puis ñu dem def collaboration et ba léegi ñu ngi liggéey et je travaille aussi avec d'autres personnes parce que je suis pas un acteur bu ñu tabal ne juste rek foofu ngay nekk man je suis là pour tout le monde li ma yor pour ñëpp la te ñëpp xam nañ ci. d'accord loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti parce que gis nañ que bi nga duggee Marodi ba tey yeneen maison de production yi gën a mag ñu ngi la fay xaar mais gisaguñ la fa yaa ngi wax que ni avant ngay nekk Marodi jaar nga Top FM loo doon def Top FM. animateur rajo maa doon présente émission bi ñu woowee Arc-en-Ciel le matin ndeysaan je le faisais avec plaisir. Tu le faisais comment? 6 heures du matin la waroon commencer. Et man ak journaliste yi ñoo doon nekk. Et vu que sama passion rajo la woon j'étais obligé de dormir par terre. Par terre je dormais par terre parce que tu pouvais pas quitter Parcelles unité 8 ba ñëw ba Colobane heure boobu noonu. Il m'arrivait des fois de dormir may nelaw ci studio bi. Donc man ñëw ma ni ñu jàppale ma pour nekk star non en fait j'ai débuté mais de manière très difficile et je le faisais je te mens pas Eva avec grand plaisir parce que ba léegi parce que bu ñu ubbilee micro bi nii damay taañaañal bëggee gars dañu wax kii fu mu ndékkee fekk na ndékkiwu ma naanu ma sax café après ci laay dem xam nga lekk dara wala su ma mënul lekk ma passe dem ñibbiwaat Parcelles après ci laa dëkkee Wakaam continuer waat rajo ba voilà et puis je faisais même 2 émissions par jour réveil arc-en-ciel waaw et puis daf lay waa tapi yàlla may force et puis boo xalaatee li nga bàyyi sa ginnaaw. da ngay gën a am jom. lan moo tax nga jógee Top FM. app bi moo jeexoon. app bi moo jeexoon et puis ñu am yeneen tamit ñu doon dëgmal. Top FM tamit bon ñu amoon quelques problèmes antennes et cetera donc bon ça a commencé un peu à truquer. yàlla dogal tam mu jóge fa comme yàlla ni mu dogalee ma dem fa. yàlla dogal ma jóge fa. bi ma fay nekk maa ngi fa nekkoon ak sama benn kilifa bu ñu woowee Laye Bamba Diallo. moom mooy sama nijaay la sama maam la sama xarit la. moom moo fa dimbali yóbbu ma fa après biñ ci paree tamit yeneen i commencé tijjee ko ñu wéyal liggéey bi. lan moo tax nga quitté
le monde des animateurs nga dem ci cinéma bi. lu yàlla dogal la et je veux toujours je vous jure rajo dafa neex gaa ngi bëgg a dem télé nii rek mais rajo dafa neex j'ai tellement envie d'y aller je lance un défi iRadio ou Vibe Radio si vous voulez je suis là et gars yi maa leen mën jaajëf faay maa leen mën. gars yi nekk ci rajo yi dañu tàng de. dama duma seen morom. léegi présenté ma fii benn émission rajo. émission lan dafa bëri diversité. defal ma comme ni Aba di def. non Aba li muy def il est professionnel mooy kii xawaar yeeg te kii yeeg yooyu. man wax ma loo xamante ne si français am anglais ñëpp dinañ ci mën a dégg en même temps man bu ma teg national. présenté ma fii benn waaw demal ak sa xel rek. Ladies and gentlemen, moms and dads, let me introduce to you the best and the greatest, the phenomenal woman who's in Senegal 24. Ladies and gentlemen, make some noise for Eva. But you are the best. Yeah, but I know that I'm the best. Alors, aujourd'hui, nous avons Eva qui nous est très chère, une jeune présentatrice boo xam ne elle a quitté très loin. Aujourd'hui dañ koy dal te suñu rajo mu nekk Sunugal 24 rajo. Tout ce qu'on peut dire mooy dañuy dugal page pub, on va revenir, mais aussi parler aussi tam des perspectives. Comment elle a fait pour atterrir dans Sunugal 24? Comment elle a fait pour devenir la plus grande des influenceuses au Sénégal? C'est tout de suite. Mais avant tout, le jingle. léegi man maa nekk invité bi yow yaa présentateur bi. C'est comme ça. ok lii daf si baax des fois parce que nit day am luy nëbbatu si moom loo xam ne par rapport ak image bi ngay gis ci moom à chaque fois dañuy yaakaar que ni Malcom cinéma rek la mën mais da nga xaw a polyvalent ci rôle yi ñu lay jox tellement que nit ñi dañuy laajte ba xam yow à l'âge de tout petit nga commencé di jàng cinéma am déet ndaka la demee loolu. À l'âge à bas âge on faisait comme ces gosses. Mais j'avais plus de chance que mooy ñun à Mbour dañu doon foo xar yeeg foo sindax yeeg foo mbedd yi foo yooyu genre noonu da lay indi diversité dañuy dem fréquenter séeréer yi fréquenter tukulóor yi da lay indi diversité langue ku nekk ngay mën a jël pour tooñ ko ci di nga mën a tooñ ku ne sa maam séeréer bi tukulóor bi ku la neex donc daf ñu doon may tey benn facilité tey pour ñu mën a jël loolu amuñu woon comme suñu téléphone di ci tëju rek c'est ñun suñu dund dafa neexoon on vivait sans téléphone on vivait sans les réseaux on avait la radio qui était extraordinaire pour nous quand même donc loolu moo ñu may chance ba bi ñu màggee bu ñu xoolee naar bu dégloo yàlla moo ñu ci fasaa mais loolu tamit wax dëgg yàlla mayug yàlla la suñu borom moo ñu ci dimbalee rek duñ ci yëkkati ko mbagg mi alhamdulilah rabbil alamin. macha allah sa rôle bi nga joué ci maîtresse d'un homme marié nga doon topp koo xam ne mën nañ ne que bëgg la woon. madame Diall dafay ànd. waaw gis nañ la ci benn jour nga jooy ci jooy yu métti jooy yooyu naka la demee woon. waaw mais xam nga je peux dire que ni. dafa am ay rôles yoo xamante ne si. bon tu dois le faire pourquoi parce que loolu lañ la sant mais am na rôle yoo xamante ne si. buñ la ko sante da nga koy def mu gën laa neex parce que ku ci nekk ci ñun tey dund na façon dundin yu mel noonu. moo xam dina am tey foo xamante ne si buñ la fa joxee rôle tu es obligé de le faire mais avec ferveur c'est-à-dire rôle bi dafa am solo ñun ñi ñaar ñi ñëpp mës nañoo dund mbëggeel loo xam ne sañ koo toog te di ko wax donc day tax tey nga demee ci ak xaal. yow ku la doon jooyloo kii la doon oo nii léegi. man Baye Niass moo ma jooyloo. mais mbëggeel mosoo si jooy. fàttalikoo moo ko dem Mbaye man Baye moom jooyloo na ba may xale. mës naa du ma fàtte mukk Mbuur anecdote bu garaaw ma dem suñu ginnaaw kër noonu xale yi di fo heure añ jot ñun suñu kër ñoom añ nañ ba pare ñoom ñuy añ au lieu que ñu woo ma ñu añ ñu tëj seen buntu kër affaire bi metti ma wéeru ci miir bi di zikar laa ilaaha illallaah di ko zikar ba pare may jooy parce que li ma wéetoon yëpp laa ilaaha illallaah moo ma doon wéttali te boobu fekk ne xaw ma sax luy wérde mais à bas âge je savais que ni yàlla daf ma neex ah dama ko jàppoon comme amour daf ma neex mën a zikar ko wala di waxtaan ak moom c'est extraordinaire. à part loolu Virginie rôle bi ñu la joxaat aussi nga nekk ci benn professeur boo xam ne arabe ngay jàngale à chaque fois damay wax que image bi ngay indi tey du bokk ak beneen image bi ngay indi ñoom ñoo lay proposer rôle yooyu wala yow yaa ciy sentir nekk ci. والله وإلى كيف سفحت وإلى المجنون ثم حاليا وسنغالي في الفنكاتية نعم تلفي فيرجينيا المارودية لو سلفي الكركورية والكركرية سالي دي باري كركورية لي كركر والله العظيم waaye sinon ngay làkk wala lan arab yu am solo la yoo xam ne boo li wala boo ko tufleetee ci téere nga takk ko sa ndigli kenn loo mënal dara bon c'est juste pour bluffer mais juste pour vous dire que ni
comme li ma la wax sànq day ñëwaat. comme li ñu la wax sànq la ñuy éparpiller. lu ñu la jox en tant que acteur da nga cee war a firi dem ci à 100 à l'heure loolu la rek. d'accord gisuñu la booba léegi nga génn Marodi ba nga duggee ba léegi génnoo yaa ngi toog rek lu war a lool xaalis ba bari wala yeneen maison de production yi dañ la. non xaalis bari woon ma gaare fi oto yu am solo non en fait c'est juste que buñ ma wooyee ma dem maa ngi xaar ku ma soxla na ma woo ku mu mënti doon man du ma xeeb nit yéen xam ngeen ci dara. ku ma mënti woo ñu ñëw ñu liggéey. àdduna bi loolu fi ne et puis tam préparation wu je peux dire que ne Malcolm fan la Malcolm bi gën a amee solo mooy le Malcolm Comedy Club gis nga ni ngeen di gisee ci télé yi tubaab yi di def comédie stand-up gars yi dañuy ñëw autorités yi ministres yi ñëpp footballeurs tout le monde ñëppay ñëw du doon kese léeboon lippoon dina ay textes yu ñu bind amaale ci biir musique amaale ci biir affaire extraordinaire ak ay son ay lumière et cetera loolu lañ bëgg a def moo taxoon tëju bu bëri bi ñu bëggoon ko njëkk a def far corona bi ñëw mais cette fois-ci le grand comeback du Malcolm Comedy Club, l'énorme comeback du Malcolm Comedy Club, ça sera avec Halal Events et Malcolm Comedy Club ce 24 juillet. Inch'Allah. Sunugal 24 nag nee na yëfum la. waaw kon bàyyee nañ leen ko. kon incha bu Koungheul xare géej gi. waaw Malcolm Comedy Club incha allah dana am le 24 juillet. saalu cinéma bi nekk Ousmane Sembène fële saalu cinéma Ousmane Sembène bi nekk Magic Land. foofu lañ koy defee. l'entrée c'est à 5000. 2500 10 000 ba sax 25 000 am na tamit 18h samedi 18h 24 juillet fu mu la fekk Sénégal ñëwal ndax artistes yi gën a mag ñoo dagg ticket kon ana public bi sama xarit yi may joué cinéma ñoom nee nañ ñoo fay jiitu Marodi jeexal nañ ticket yi yéen xamoo ko waaye Even Pro jeexal nañ ticket yi mais suñu gaal 24 nee nañ ñoo njëkk samp caméra man mënatuma ci lu bëri man waaw. loolu jeex na loolu rendez-vous baa loolu loolu daal la taxoon ñu lëlu. waaw bu dul loolu moom alhamdulilah donc comme loolu ngeen ci liggéey rek lu am solo la wax ñu Marodi liggéey bi naka la demee parce que ces derniers temps ci dañuy dégg Marodi nangootuñu fay seen acteurs yaa ngi dem est-ce que yéen li nit ñi di wax ay rumeurs yooyu dëgg la wala. xam nga tey par exemple scénario bu ñu ko expliquer mën nañu expliquer ñun ñëpp série bi mën nañu ko expliquer ñun ñëpp cadreur bi mën nañu ko xam ñun ñëpp mais contrat c'est personnel moo tax lu ci nit di wax na ko xam. contrat c'est personnel man liñ may fay mën naa wuteeg liñ lay fay yow liñ lay fay kazalika donc loo xamante ne si Malcolm mënu cee sori en tout cas nit na gis boppam ci li muy liggéey dafa am solo moom itamit na respecté la mu wax dafa am solo àdduna noonu la boobaa kenn du yeb kenn. lu tax gisatuñ la ci maîtresse d'un homme marié. waaw maîtresse moom damaa xëy rek. gars yi la dàq wala yaa daw. déedéet non du dàq sax en fait man dama doon xaar sax ñu may woo pour ma tourner jotuma appel. première saison bi jeex jotuma appel deuxième saison jotuma appel troisième saison. jotoo message. waaw mais xulawuma aw ma fa problème ak kenn. c'est comme ça woowuñu ma sax pour wax ma ni man maay bind bëggatuma nga participer wala dara en fait dama toog nii rek mu kii. peut-être tam noonu la ko bëggee woon mais. ça va te sa rôle jeexu fa aussi. ah sa rôle jeexu fa. non en fait rôle nit buy jeex day fekk soit mu def choc wala mu voyager wala ñu en fait mu am problème quoi ñu identifier ñu c'est-à-dire ñu justifier ko. mais man bu ngeen seetee def ma dara en fait nii ma dugg ci waañ bi defar café après génnaatoo ba léegi café gi pareegut ana café ga. café gi gisuma ko. ba yomal assurance ñu xar géej gi di ngeen gis café ga. jour tam xarit lay gis café gi kon. waaw jour tam xarit rek. sérieusement sa contrat man non mais fait comprendre ma ñu bari dañuy laajte Malcolm fan la nekk léegi yow te jëmoo def benn démarche pour xool lan moo waral. non sama yaay juru ki saraxu de. non boo ma yoree xaalis nag dinaa la yor nga ma xaalis bu contrat bi nangam dinaa la wax série bu tilimee te nga nekk sama xarit dinaa la série bi daa tilim parce que bëgguma ko la rey mais quand à dem di jouer du mës a am fu ma saraxul. xanaa bi ngay jouer ci maîtresse jouer woo ci contrat. en kay contrat laa doon jouer waaye xëy na amuma foon place. ok gars yi suñu ma gënee aay tamit dañuy wooye ñeneen teg ko fa di. d'accord ah juste que dama war a prouver dama war a jàngaat mais ba mu duggee ci waañ bi defar café ba léegi mbay. café gi parewul. ku nekk xew na fi masque ñëw na fi kunkande xew fi bëgg nañ fee xaar géej Ouzin lépp xew na fi fi asamaan si. billaay ba léegi maa ngi koy waaj génn ko billaay ndeysaan ñàkk a mën rek ñàkk a aay. d'accord donc yow moom ñàkk aay gi moom ñeneen nga koy wax mais du doon sénégalais yi parce que ku ñu bëgg sénégalais yi donc bëgg nañu la parce que yaa ngi joué lu am solo. loolooy chance bi sénégalais yëpp maa ngi leen di wax na jërëjëf. yàlla na yàlla fay leen. sama xaritu ëpp sax ay chrétien lañ. xaw ma lu tax tey ñu bëgg ma jullit ñi kenn waxatu ko parce que affaire dafa dépasser religion li muy wax chaque jour Dieu il est au-delà de la religion yàlla fa mu ne foofu la fa ne kenn xamut donc di tax tey nit ñi bëgg ma tuuti naa ci trop pour xam ko
mais ñi ma bëgg yàlla na yàlla fay leen yàlla nañ am bëggeelug yàlla parce que bu la bëggee day ñeenantal ci yow vraiment aw ma seen fay moo tax des fois damay rus wala ma am kersa wax musiba wala di may toogee wala dara parce que dama am kersa ci yéen te ngeen xam ku ngeen ñàkk koo xam ku leen respecté laa moo tax du ngeen ma gis fu ne du ma wax lu ne itam du ma def lu ne parce que dama leen a rus. D'accord ci événement manifestation yu Sonko Adji Sarr gis nañ la. gis nañ la donc dama doon laajte ba xam pro Sonko nga wala. parce que gis naa la nga ànd ak Jules César Abdoulaye si pro Sonko yi nga bokk wala lu waraloon teewaay bi foofu. mais affaire bi du événement Sonko Adji Sarr. Sonko Adji Sarr. en fait dafa am ay jeunes yoo xam ne dañ ma mës a seetaan Jules César seetaan yeneen acteur ñu dee. c'est normal que ma génn ci mbedd mi. pourquoi être hypocrite pourquoi être méchant. yow bi ngay génn. Je sortais parce qu'il y avait des morts. Très important. Je sortais parce que le pays allait très mal. Et moi, je suis un homme digne. Je suis pas duma tapet. Duma tok suñu kër, duma laqatu ci ginaaw caméra, duma laqatu ci ginaaw téléphone. Je suis un homme digne et j'affronte mes difficultés. En face. Noonu lañ ma yaree. ngay génn ban position nga taxawee. Position bi ma taxawee mooy tey jël drapeau national bi yëkkati ko di wax ni bu beneen deret tuuruwaat bu beneen bakkan rotaat looloo taxoon ma dem. ba tiir nañu lacrymogène keroog ba ma gëstoo rapport yu bëri gisatuma leen mel ne gars yi ma tooñ mel leen bu marche amati dootuma ñëw parce que gars yi ñoo mën a génne son dinaa la rey damaa bandi fekk ne barki bàyyi duñu sax xeex. ñu sànni lacoro yi rek kii daw waaye duñu raak nga naa ma duñu raak. wàcc tubé bi daal ban rappeur nga ci xàmmee muy daw. non mais en tout cas daal ce qui est sûr mooy bi ñu demee place de l'Obélisque bon avant gis naa la ñu ñëw gars yi taxaw mais bi lacrymogène jógee je voyais personne à part Jules César. D'accord. Il était à côté de moi et Babacar mais à part ça gisuma bu ngeen xoolaat image man nekkoon ci kanam ñun ñett parce que jaar naa armée xam naa li ci déshonoré sa famille sa deret sa doom xëy ñu ne ko sa baay daa dawoon du am mukk ci kanam rek. te événement yooyu ñaanatuñu mu am Sénégal. yàlla bu mu amati. D'accord. ñu jógee ci loolu jàll ci leneen Sénégal instant bii nii kuy waxal loo xam parce que réew mi dem nañ ba toll foo xamante ne nii man damay laajte ci ban Sénégal la ñu nekkati. ñaawteef yi bari na fi mais waxante yu ñaaw yi yàqante yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci internet bi récemment yaa ngi gis kaw Wally Seck bi donc en tant que jeune en tant que porteur de voix lan nga ñu mën a wax ci loolu. man j'aurais bien aimé tey ñu waxtaan tey ci comédie wala ci acting parce que wax dafa sensible dafa sensible te dafa am fu mu bëgg a dem te nit ñi dañ maa bëgg. D'accord. donc dafa am yoo xam dama koy éviter. donc man tey ci li ma gën a xarañ daal. muy wàllum def connerie ree ba sonn et cetera sama lu sama bëgg-bëgg. na ñëpp am jàmm même su ma juumee ci wax ji xam leen ni but bi mooy na ñëpp am jàmm te ñëpp kontaan. na ñëpp di ree saa yu ñu xëyee objectif bi loolu dinañ ko voté assemblée. reetaan obligatoire matin midi soir mooy comprimé bi man looloo suma bëgg-bëgg. mais dama wax bu am solo te xam naa bàyyi woo ci xel en tant que porteur de voix suñu demee tey bay wax Sénégal ay wax yoo xam ne c'est inutile jëmalewul réew mi kanam. ban gis-gis nga am ci loolu. ak tey ci ban conseil nga mën a joxe. ñu ba ko bu dee damaa yëkkati tey benn yére boo xam te ne amul solo dafa tilim dafa ñagas ma bëgg la koo solal nga ne ma yére bii xanaa gisoo bi nga koy yëkkati dafa froissé damay teg ci suuf yàqalante pour yàqal la yow pour lan. loo ma def di gëstu ci vie privée jàmbur. loo ma def lu ñaaw ba ma lay def Eva ni mu pour lan juruma la jënduma la pour lan. et puis tamit am doole du ko divulguer neneen di wane ne léegi am naa doole lu ma neex def lu ma neex déedéet buñ la joxee kàddu da nga xam message yi nga cay passé buñ la joxee ay yëre yu bëri da nga xam noo koy solee buñ la joxee caméra da nga xam noo koy cadré yow tamit bul gis cadrage bi rek nga ne dafay kii dafa waane déedéet parce que day xool ndax contre jour la war a dara ku ci nekk na ñun ñaar nañ xool ànd bi nu mu rafetee ñu defee ko noonu. D'accord. ku nekkul ci yoon nag ñu la nekkoo ci yoon dëgg neexut. léegi yaa ngi waajal bisu Tamxarit yaakaar naa ne événement bi moom li ci war a xew yënga ko. ah Kounkandé day xar géej gi yaa na ko sikki sàkk Kounkandé day xar il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Non mais soit il sépare la mer en deux soit on le sépare en deux ah. Il n'a pas le choix. yow am nga yàqin ne mun naa xar géej. non man xam naa ni munu ko te munu ko su may wax ne xam naa ni munu ko sax damay mel ni ku dof kuy wax en fait maanaam laa xaw ma nu ma ko mën expliquer c'est un bon comédien que je respecte. franchement ça me fait plaisir nga bokk mbuus bi donc man ak maa bañ con buy con man dama bëgg ko xam ne un con conscient qui se rend même pas compte de ses conneries ça j'aime bien parce que ça me fait rire parce que man aussi je suis un con qui fait ça am na dañuy forcer affaire du forcing booy dof loolu di reetaan loolu nit ñi gars yi dañu ko invité ci plateau télé invité leen Kounkandé dem na Sen TV fay lamp yi xam nga dem ci yeneen téléphone yi yëngal waaw ki fay lamp yi est-ce que mënul xar géej gi
wala xar géej gi du noonu. yéen du ngeen dem laaj régie ba ko fay télé lamp yéen ni ngeen di def di jay kii ginaar ba mu jël paaka ne da koy soccoo keroog lay ren di boppam te tam xarit jotul bàyyi leen caaxaan yi duuru tam xarit kon doo dem ci événement bi. man damay dem yóbbaale ngandam yat xar wala yat bi daal ñaf rek soit ñu ñaf ko ci géej gi wala ñaf ko ci benn nit fi tafi sumbe juuna fi nekk kunkande xamuñ nag kuñ ko cee ñaf bu soobee yàlla gars yi daal gi waajam ñam ñax mu métti daal. mais ñu bari ne nañ li am dinañ am lu leen bett de parce que ku instant yi mën na xar. Baye Niass moo xar sama xol bi déjà def ci mbootu laa ilaha illallah Serigne Touba julli ci géej gi déjà lu kenn mënul dindi maam li maam laay waxul kii de randul ma dëkk déjà loolu kenn mënu ci et cetera góor yàlla yaa ngoog dañ lay fekk nga toog gëmoo dara ñu gëm loola dara dañuy fekk romb la nii rek nga xool ne rek jooy aha góor yàlla yaa ngoog. am nga soxna kenn du ko laam-laamee parce que gis nañ fi léegi ay preuve yi wane ne que voilà am nga soxna mais xale yaa ngi ci sa ginnaaw. c'est dëgg man loolu télé bu ma dem dama koy bañ loolu mbay. mais nag wax la. en fait madame moo choisir peut-être madame moo choisir jantal mais na aussi mais. maanaam instant yi moom na muñ rek jigéen moom day muñ parce que mënoon am beneen façon jëkkër mais lii la ko yàlla dénk man tamit moom la ma yàlla dénk ku ci nekk na jàppante. man du sama jabar nii vraiment. man avant dara sama doom bu jigéen la. d'accord waaw man loolu laa ko considéré sama doom bu jigéen moo tax damay gëstu xool ci lu mu ne bu amee lu ko metti nii sax dama koy mere tax du ma xam lu tax parce que du ma bëgg mu am dara lu ko metti parce que bëgguma koy jàmbat. d'accord donc man c'est ma petite sœur c'est fait sama doom bu jigéen la. mais pare woo pour takkal ko wujj. Kounkandé dana xar géej. sa affaire comédie yi ngay def laaj ma lool de. mani Eva yaa ko tay Kounkandé day xar géej ba suñu gel 24 ne dañ cee mën dara. bu Kounkandé xaree géej gi moom. lu ne mën naa am si réew mi. lu ne. juróom-ñaari penc yi man xam naa libu yi instant yi seen xol yi mi ngi métti. waaw ku bëgg a xar juróom-ñaari yoon vraiment daal doona waar. gisoo ni ma dévié waxu ñaareel bi nii. naan di te. bu ñu xaree géej gi ci yoon bi ngay jaar dem kii xam naa lépp. takku suuf. ñuy waajal tabaski bi jigéen ñu bari tey jii mën nañ naa ne ñi ma ko sañ a wax ñu ngi jaay seen ngor. déet waay te yaakaar non si dañuy yaakaar ne tabaski événement la boo xam ne rek bu ñëwee lu ñu mën ak lu ñu mënul war nañ ko ci mën def. ban message ngay lancer foofu. man excuse-moi je pense que tamit góor ñi la majeure partie tam am nañ ci rôle bu extraordinaire de. d'accord waaw. comme quoi. yow kii ñaan kay ku ko may la bëgg wala du noonu su ma juumee ne ma juum nga. mais mayeetu leen te yàlla tax. waaw moo tax léegi bul ñaan. léegi bu fekkee ne yow par exemple yow nga war a ñëw tey nga ñaan see nu ma neex maa war a am maîtrise pour orienter la ne la sama rakk wala nangam wala ma sœur defee ko nii tey jigéen ñu bëri bu ñu yàqoo tey ñun góor ñi la dëgg neexut. donc tey bu ñu leen dimbalee suñu bopp lañ dimbali que kooku di la vérité bu ñu bëggee ngeen baax na ngeen di baax de xam ngeen loolu. waaw. mbaraan gi ci tabaski kon doo ci wax dara. non mais fii lu waay def boppam man du gën a mës a gis ci télé may juger nit kenn deful kenn dara lu waay def boppam. d'accord en tant que porteur de voix dañ lay gis à chaque fois ngay lancer ay messages ci jeunes yi sénégalais yi de façon générale ci loo xam ne day jëmale réew mi kanam motivation yooyu lan la. Baye Demba Sy Mawlaaya Baye Demba Sy bu Kaachul Albash moom moo koy def day def ay majalis day waxtaan ak ñun ci monde. ci développement ci culture ci santé pas rek ci ay alxuraan ak yooyu am na feneen fu muy defaree suñu maay ni donc saa yi ñu waxee rek ñun tamit ay liir lañ bu ñu nampee benn partie bi la ñuy jël beneen bi dañ koy gàll. li ñuy jël mooy ñun lu ñu jëriñu li ñuy gàll mooy li ñu partagé ak nit ñi mooy li ñuy lancé message yi ñuy lancé luñ fi wax rek ci Baye Demba lañ ko jëlee luñ ci yokk tam bon ñun ñoo ko ci yokkal. mooy jottalikat bu ne def na nangam ñun ñoo ko ci yokk mais li mu rafetee yëpp Baye Demba Sy ci rafetaayam ci taarom ci bëgg Thierno Alassane Dème moom moo ko taarale noonu. Parle-nous un tout petit peu ci un homme une femme defe naa noonu la tudd de seen série bu bees bi. une femme un mari. voilà une femme un mari. boobu dina xaw a metti parce que Marodi joxeegul autorisation que gars yi dem ci télé di ci wax. d'accord te bëgguma spoiler mais tout ce que je peux dire mooy jot na nag Baye Fall ngeen takk quoi. fa la wala takk. doxaan bu amul àpp chaque jour doxaan. bu fi saa Sénégal dugalee ñu commenter jël benn booy ci suuf screen Sénégal ñëpp page Instagram mais lan la ba leen doxaan bu bëri bi te takk ngir yàlla takk leen. une femme un mari lan la bëgg a wax foofu. loolu rek barki Rasulullah loolu rek la benn jigéen benn jëkkër. mani la après ñu yokk ci ñaar mbay
yoo ko ci ñett mbay ba ñeent juróom sax day baax tarxis mais bref góor ñi nañ takk jigéen ñi bëgg nañoo sëy de série bi loolu lay wax jigéen ñi dañoo bëgg a sëy barki Rasulullah dañoo bëgg a sëy entreprise yi jigéen ñi bëgg nañoo sëy daara jigéen ñi bëgg nañoo sëy mbedd mi jigéen ñi bëgg nañoo sëy série leen bëgg kon sëy leen gars yi dañoo bëgg sëy waa ñaar ni sëy daa baax sëy daa baax sëy daa neex yenn saa yi sëy métti waaye sëy leen mbay loo bokk ak Père Mangone mu ko Père Mangone yow da ngaa war a sëyal il faut que ngay sëy il faut que nga wut sam soxna teg di sëy yaa ngi tànnaat ku la gën a rëy làmmiñ mani la Père Mangone man maa ne man Malcom sëyal xam nga da nga sëy leen ngir seeni doom yow sëyal ngir sa bànneex ndax sëy daa am bànneex ca biir sëy nag ngeen saa dana métti waaye sëyal rek xam naa te mu ne ma digle cangaay sangul ba pare te mu ne man maay bënu waa man affaire jigéen rek yow jigéen rek non yaa ngi tànnaat koo xam ne du la may dara suñu père la Père Mangone woon waxuma de lépp Malcom la et voilà mais loo ko wax nag dëgg la waaw dafa war a sëy waaw dafa war a sëy per na sëy waaye per sëyal lan nga ñuy tàggoo donc ndam nañ sa comédie defal ñu fi benn comédie bu ndaw balaa ñuy jeex non comédie bi dama koy denc ba le 24 juillet incha allah ñu ñëw ci corniche bi pourtant ci Soumbédioune la parce que Rasulaay Magic Land xam nga moo tax salle cinéma Ousmane Sembène te Soumbédioune la ne mais day fekk xaraguñu géej gi su ma nee leen Kounkandé dagg na bii di ngeen ma gëm déedéet ñun dañ fi nekk pour ñëpp man gars yi sa xol na seen xol yi bëgg Kounkandé du caaxaan de dafay ñëw ci bés ba ak yeneen nag dañ leen a bëgg a wan diversité que ne imam bi sax war naa mën a ñëw ci loolu noonu danañ kaf danañ foo danañ ree gars yi danañ ñëw artistes yi gën a mag musiciens yi rappeurs yi invité nañ leen Akhlou Brick Dip Doundou Guiss Ngaaka tout le monde gars yi ñëw incha allah rabi ñu yëngal ko man li ma ci métti rek mooy matériel yi suñu 4/24 suñu gaal 24 nar a génne man moom laay xalaat waaw li patron bi wax ne moom la nar a yóbbu ci oto waa suñu gaal 24 man damaa tiit waaw loolu moo ma jaaxal parce que dañ leen tegoon télé bu ndaw mais ndeysaan ak ngeen a sañ macha allah jour boobu tam dinañ wax tam ci sëy lu bëri d'accord ci sëy lu bëri waaw jërëjëf invité nga Père waaw invité naa Père Mangone day ñëw et kàddu bu mujj bi mooy yàlla na jàmm yàgg mais du ma jeexal te laajuma la benn rôle buñ la joué woon tey jox leen rôle homosexuel. bi ñu ko joué bàyyi loolu. doo ko joué. en fait bu ma xool ak sama mbaxane pays Baye Niass bi nga may laaj loolu toi aussi nag. si starus naa la c'est juste une question. non dafa am yoo xam ne dafa am ñoo xam ne ci seen polyvalence rôle bu leen jox ñu joué. loolu kenn amul sañ-sañ di ma ko laaj. d'accord te maa ngi wax jeune journaliste bu ma ko kenn laajati. d'accord yow dama laa rus rek moo tax te Baye daf ñu doon wax ni nit ki mën ngaa waxanteeg moom te doo ko dépassé mooy mën nga ko mel lu tax nga ma koy waxee. mais da nga maa wan yar dama lay wan yar. da nga maa war teggin dama lay wax teggin wan teggin comme Baye Niass li mu defoon rek demoon seeti benn chrétien xam nga moom ndeysaan ko polyvalent la. mala Cheikh Ibrahim Niass ndeysaan ak taaram ba mu jug dem seeti ko moom moo def déplacement dem seeti ko seeti bi nag dimbali lay signifié bi mu demee kooku ne ko doo naan vin mu gis Baye de ak ni mu mel mu xam ne du naan vin mu ne ko doo naan vin Baye ne ko déedéet sama diine daf ma koo tere rek mu ne ko sa diine tere na lu neex waay Baye ne ko waaw mais vu que Baye poète la woon ku mënoon tontu la parce que daa xam laaj boo njëkk mooy borom laaj bi mooy fardu bi moom sax sa làmmiñ bi Baye bàyyi ba mu koy gunge Baye dem bay dugg ci oto bi mu ne ko Baye ne ko boo demee nga nuyul ma sa soxna kooku ne ko déedéet suñu diine daf ñoo tere soxna parce que ci li ma nekk ni waruma am soxna mu ne ko sa diine yow tere na lu neex rek dugg ci oto bi dem donc man tamit boo ma laajee ci yar ak teggin dama lay tontu ci yar ak teggin mais dafa am yoo xam ne kenn du ko laaj sénégalais sax taawu xale gis nga góor ni mu daan waxee ni mu daan doxee ni mu daan amee charisme loolu dafa war di continuer jigéen bu rombee dafa war a saf jigéen ba gaa booy mool nga wala dara dafa war a saf jigéen mais ñu bari dañu nekk cinéma mbubb la boo xamante ne nii rek bon ça dépend ci mbubb biñ lay sol foofu mbubb amut fa déedéet foofu mbubb amu fa sa dignité mayu la loolu déedéet xam nga liñ naan oto lu mu xat-xat nuyul ma seen waa kër xat na ci biir gars yi noonu la ñuy def dañoo muus dañuy def ay polyvalence mais ni leen yàlla joxee xel ñun daf ñoo yàlla daf ñoo jox xel boo xamante ne si moo sut seen bos d'accord waaw ñun duñu divulguer message yooyu noonu d'accord am na nag yoo xam ne am na jigéen dañuy sol yu garaaw dañuy sol nuisette yu doy waar yooyu am na bu ñu solal nit ñi am na fii donc cinéma moom meloon noonu des fois nga gis kenn taxaw fon ko ci lex wala yooyu du ma ci sori ku ko joué tam nice parce que cinéma moo demoo noonu mais dafa am foo xam ne nag moom mooy daj dëpp gi moom góor yi fi góor jigéen def yi jigéen góor gi bu ñu ko defalee fi góor ba ñu ne dafa bon sax mës naa am parce que loolu lu ñu gis la fii suñu bët doom ak ndey di sëy am na fi
yeneen ak yeneen ku rey jabaram dagg loxo bi am na fi donc yooyu bi am la jigéen tam bu defee fi jigéen ba mu kii takk ay biling bi yooyu noonu lu am la mais ci cinéma la da koy summi mais kanta ku góor ki déet. yow buñ la bisee ci cinéma di nga jël. bisu. bis nañu plusieurs fois. ok d'accord. plusieurs fois li ñuy tàggatoo wooy mooy lépp lu ci dëng ñu ngi jéggalu lépp lu fi jub yàlla la di wax alhamdulilah ala kulli haal di wax gars yi loxo bi def nii di j'aime bi ngir yàlla bu dee émission bi neexoon na ci yow rek maa ngi lay ñaan maa ngi sukk ci suuf nag ma bësal appui j'aime bi yemuma fa mbay damaa bëgg maa ki yow ñun ñii siraan nii yowmul ashura damaa bëgg ticket bi nga xam ne mooy dugg bi mooy partage mooy affaire bi def nii flèche bi jëlee ma Sunugal 24 mbay na nga ko partagé bu ñu xaree géej gi tamit ticket bi nga xam ne moom nga war a jàllee mooy abonnement ku abonné wu Sunugal 24 non doo jàll mbay jërë ngeen jëf ba le 24 juillet xalaat events Malcolm Comedy Club ñu daal di xar gémmi ni bu soobee yàlla. kontaan naa bu baax. maa la gën a bëgg yaay booy. merci beaucoup. cadreur bi jërëjëf émission ba léegi mu ngi taxaw mbay jërëjëf. di wax na rek bu fekkee wax nañ fi lu ñu warul wax ñu ngi jéggalu. waaw non dañuy raak. merci beaucoup ami internet yi Sunugal 24 Malcolm la ñu dalaloon tey mu di acteur boo xam ne doonatul ku ñuy présenté waaye itam mën-mënam doonatul lu ñuy laam-laamee ndaxte sénégalais yi bëgg nañ ko waxtaan wi neexoon na macha allah mais li duuf ci nag bi des fois mënul xaj ci cin li ba tax na rek dañuy xoolee fa mu gën a neexee ñu ne ko tapit ci xarandeen ga ngir mën a am suite bu favorable bu gën a neex bu gën a ala daw mais kon dañ leen di wax fi ngeen teg seen loxo foofu la way leen di ànd ak ñun ci suñuy programme bu leen fàtte abonné comme ni ko Malcolm waxee activer seen cloche de notification ngir ngeen mën a am suñuy vidéo à temps réel di leen jox dig daje prochainement d'ici là portez-vous